asalaamualeykum. ñoo ngi leen di nuyu, ñoo ngi leen di ziyaara gannaaw ba ñu sante yàlla buur bu màgg bi te tedd ci xéewal ak teraanga yi nga xam ni yàlla du noppi di ko dotti ci mbindeef yi ba noppi di leen xaare mbindeef yi sant ko moom yàlla, waaye yàlla di leen dolli. ñuy dellu di julli ci Seydi Ahmed te di yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne nag comme nañu koy waxee jamono bu nekk rek mu méngoo yërmande yàlla moom yonent bi ba tax yàlla wax ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin. waaye itam ñuy yeesal suñu ziyaara ak suñu taalibe ci ki mu amul nag kudul moom di xatmiyaam di mawlaaya cheikh ahmad ibnu muhammad at tijani al shariful akbar radiyallahu taala anhu di ziyaare xulafaam yu tedd yi mu am ci réew mi, waaye di jël loolu lépp jamono bu nekk nañu koy defee ñu koy teg ci loxo xalifaam fii nuuril azam di suñu sang di mawlaaya seydi mohammed el cheikh, di naan mu nangul ni suñu taalibe suñu tarbiya ak suñu teggin ci moom jamono bu nekk. fa tabarakallahu dafa mel ni dañuy dellu si nañu koy defee jamono bu nekk bu ñu amee lu ñu war a wax gannaaw ba nga xamee ni dugg nañ ci YouTube bi di xool, ndax comme ni ñu koy waxee rek fan yi yépp dafa mel ni daal dafa am ñu jóg jël benn mbir def ko seen projet dund investir nag YouTube beeg réseau yi di seet lu ñaaw lu ñu mën a wax ñu indi ko, waaye itam di seet ñañu mën a monter waxloo leen, ñu monter leen waxloo leen indi leen dugal leen ci YouTube bi. waaw fexe daal ba dem ci ñoom waxloo leen manipuler leen ba ñoomet ñu wax te lañuy wax yépp amuñu ci benn seede ndax li ci tax di wax defe naa ne ñoom dañ koy wax chaque fois dañuy wax ni question la boo xam ne dafay laal diine, wala ñuy wax ni dafay laal pas-pasu taalibe ci tariqa Seydi Ahmad Tijani Chérif. mu mel ni nag bëri ñu ci picc xoo mu mel ni dana bëri ñu ci picc xoo ñoo xam ni dañuy woote woon ni ñoom ci tariqa Seydi Ahmad Tijani la ñu bokk, jóg ñëw taxaw di ci wax te lañ cay wax dara xamuñu ko ci, ak ñoo xam ni bokkuñu sax ci tariqa Seydi Ahmad Tijani, ñooñu ŋàññekatu sax tariqa lañu. ŋàññekatu sax tariqa lañu, waaye ñoom bu ñu jotoon sax ci ŋàññekatu tariqa mu mën leen ŋàññal lii ñu bëgg a ŋàññe dañ koy dem jëli pour mu ŋàññal leen. waaw ndax xeexal diine taxu leen di wax, défendre tariqa Seydi Ahmad Tijani taxu leen di jóg. li leen tax a jóg mooy wax ni dañuy jéem a détruire, te li ñuy détruire nag duñ ko mën détruire abadan. duñ ko mën détruire abadan. mu mel ni nag ci kàddu yooyu ak ñooñu ñuy manipuler ak ñooñu ñuy waxloo dafa am kuñ ci dégg koo xam ni xaaruñu ko woon sax ci terrain boobu moomet. mu mel ni bis bu nekk boo xëyee am lu la bett, bis bu nekk boo xëyee am lu la yéem ci ay nit yoo xam ni dafa am foo leen doon séntu, am statut bu ñu leen jox, ñu am fuñ leen doon xoolee ngir turu oustaz bi ñu leen ràngal ak turu waarekat bu ñu leen ràngal. ñu daan def ay waxtaan nit ñi di ko suivre, ñu def ay waxtaan ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ay waxtaan ci dund yonent ya jiitu ak yi waxtaan ci wàllu diine ñu leen di suivre. mu mel ni nag kon ñooñu dafa am fuñ leen waroon xaar ci bu débat yu mel ni posé woo. mu mel ni bu débat yu mel ni posé woo nga xam ni dañu wax ni dafay dellu ci diine ak ci wàllu xaqiqa, mu am ñoom ci attitude bi leen doon xaaree
ndax li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon dafay dellu si bokk ci coow li xam li xew ko gën te defe naa ne xam li xew ba noppi ñëw wax ci kilifa ci foofu la ñuy xaaree kilifa mu mel ne nag dafa am kuñ ciy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ñu dégg benn kàddu bu mu wax te nag bii du lu njëkk ci moom mu wax ko jëmale ko ci Seydi Mouhamed El Cheikh du lu njëkk parce que mës naa ko dégg benn waxtaan Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh joxe ay ñaan yoo xam ne daf ko jox ay njabootam wax ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani moo ko jox mu génn wax ni du dëgg jox ko lu nekk mu wax ko bii itam mu ñëw wax ni waaw topp sëriñ boo xam ni moom nee na chariatul muhammadiya soxlawu ko waaw soxlawul charia soxlawul àttewoo ci alquran moom daal mbiru xaqiqa lay wax waaw mbiru xaqiqa lay wax ni kooku nag ku doy waar la war ngeen ko xeex war ngeen ko lii te nee na kooku moo wax ni wala ñoom ñoo wax ci ëtt ni du àttewoo ci chariatul muhammadiya mu mel ni nag moom question bi mu ko bëggoon posé moom waa jooju question bi mu ko bëggoon posé mooy ndax moom dafa sol dàllam nam ko waxee woon yeneen ustaas yi doon wax wala ñiy woy seen bopp sëriñ di wax ndax moom sol na dàllam en tant que ustaas bi ñu ko xamee en tant que boroom xam-xam bi ñu ko xamee koo xam ni defe naa ni les questions de l'islam wala yow les questions qui touchent la tariqa tijane dafa war nekk des questions cruciales ci moom yoo xam ne war na ko jaral fuñ ko yëkkatee te mu am ci lu ko lënt war na ko mën a jaral mu déplacé wu même bu fekkoon kii mu concerné mi ngi ba Amérique même bu fekkoon kii mu concerné mi ngi ba Amérique balaa muy yëkkati kàddu di jëmale ci moom naan dafay dal ci moom wala dafay wax kàddu safaan ci moom mu sol dàlleem dem ba jàkkaarloog moom waxante ak moom ci mbir moomu ba noppi surtout que ki muy waxal nekkul Amérique nekkul Espagne nekkul Portugal mi ngi Sénégal gii di la dégg mi ngi Saint-Louis di la dégg yow boo dëkkul Saint-Louis fa nga mënti dëkk ci Sénégal la lay yóbbu Ndar du bëri xëy na boo xëyee balaa midi nga yegg fa mais nga toog ak moom ne nga dégg naa la ngay wax li dégg naa la ngay wax li dégg naa la ngay wax li nga indi say argument tegal ko nga ne ko yow ndax da ngay àttiwoo ci chariatul muhammadiya wala yow doo àttiwoo ci chariatul muhammadiya ndax da ngay àttiwoo ci alquran wala yow doo àttiwoo ci alquran parce que man li ma dégg bii laa ci am man dégg mooy àttiwoo ci charia àttiwoo léegi nag dama bëgg balaa may wax quoi que ce soit jëm ci mbir mi mais nga indil ma sa lay mais nga diglu ko moom ba xam lan la lay wax ndax képp koo dégg mu yëkkati kàddu parce que Maodo dafa wax ni kenn ku nekk fa nga toll fa ngay waxe kon kenn ku nekk fa nga toll fa ngay déggee itam kon kenn ku nekk fa nga toll fa ngay déggee mais mën nañu dimbalante ci wàllu dégg bu dee séq nga ko ak ki nga ko war séqal bu dee nday mbilli ci boppam toog nga ak moom déglu ko mais la lënt daa ci mën am lu la leer bu fekkee moom du attewoo ci chariatul muhammadiya daa ci xam dara bu dee du attewoo ci alquran yow daa ci xam dara kon daa am say dalil kon sooy intervenir di wax nii du attewoo ci charia wala dañ ci attewoo du attewoo ci alquran wala dañ ci attewoo su boobaa daa ci am lu leer bu dee kàddu bi nga yëkkati woon mu wax ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani moo ko jox ñaan bi yow nga taxaw weddi mais li ma doon d'accord ak yow mooy nga ni ma man gis naa Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani parce que defe naa ne benn taalibe Seydi Ahmed Tijani warul mën a weddi taalibe mën gis Seydi Ahmed Tijani yàq zatan laa mën a man wa ilaa mu gis ko ci gént xanaa kooku en tant que taalibe Tijaan ak niveau bi nga toll sañoo taxaw wax ni loolu mënta nekk sañoo taxaw ni loolu mënta nekk
wa ilaa bu loolu lépp amul xanaa nga wut sukkandiku ci keneen koo xam ne xëy na kooku mën na gis Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif nga jéem a sukkandiku ci kooku ba am lu la leer ni lii mu ni Mawlaay Cheikh moo ko jox wala moo ko wax amul avant ngay génn yow di dem ci réseaux sociaux yi di ko investir naan loolu amul mais loolu amul boobu fan nga koy teg ci ban yàqin ngay mën teg lu mel noonu ak weddi bu mel noonu ci kilifa gu toll ni yow di koo xam ne mi ngi jàngale leen ci wàllu siira di jàngale lu ne mu jàngale ko ndax yàgg nañ la suivre ba lay suivre ci defe naa ni ci rajo Dunia yàgg na kon am na ful la doon xaare ensuite yaa ngi def sa audio bi di ko wax da ngeen koy soutenir kon mu mel ne benn nit bi rek muy wër benn nit bi muy wër ay kilifa wala wër ay nit di leen waxloo ci moom ñoom ñuy wax di ko delloo déjà mu mel ni sax déjà problème bi posé du problème kon ñoom bi leen concerné mu mel na kon du problème bu leen concerné dañu dem jënd seeni wax waaw ñu ñëw def seen wax jox ko kooku moom dem di dugal seeni wax ci réseaux sociaux yi ci loo xam ni yow mënoo waat ci alquran sa diggante ak sa borom mënoo waat ci alquran sa diggante ak sa borom wax ni lii nga wax dëgg la wax ni du attewoo ci chariatul muhammad yi am nga ci firnde du attewoo ci alquran am nga ci firnde mënoo waat ci alquran wax ni li mu waxoon ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moo ko jox te muy ay ñaan yi ma jox njabootam amul que Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jox ko ndax mënoo ci indi benn preuve parce que boo nee jox ko kon war nga wax ni man Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani nee na ma loolu amul nee na ma gis naa ko tel jour telle heure ci tel bërëb parce que moom ba mu fi déclaré wax ni gis na Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani waxul ni gis na ko ci gént dafa ne gis na ko yaqazatan laa manaaman wax na bërëb bi mu ko gisee wax na ba mu koy gis ñaata at la amoon wax na itam circonstance ak moment bi mu ko gisee wax na li mu waxante ak moom mais kon lenn lu ci nekk wax na ko mais loolu nag yeggal yow itam ci wax lu ni toll ci mën ko weddi waaw yow itam waxal ni gis nga Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani à Chériful Akbar gis nga ko à telle circonstance à tel moment waxante nga ak moom lii la Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax ci moom te li ma waxoon rek ci tontu yi weesu moom lay waxaat dafa mel ni ba léegi xamuñu dëgg-dëgg li tariqa Seydi Ahmad Tijani di représenté man dama mujj waaru sax ci réew mi yàlla xam na ko man dama ne xanaa tariqa bi maam Cheikh Umarul Fuuti yu bokk du tariqa bi ñuy wax ni xanaa du tariqa bi maam Cheikh Seydil Hadji Malick si nekk xanaa du boobu la ñuy wax tariqa bi Cheikh al Khalifa nekk ba taxoon mu wax ni ñett ku ko duut baaraam foo nekk ma duut la baaraam njabootu kër Maodo diini ji tariqa bi ku ko duut baaraam ma duut la baaraam man Babacar mais xanaa kon du tariqa boobu la ñuy wax xanaa dafa am beneen tariqa tijaan bu ñu indi xanaa kon beneen la parce que seen ëtt la ñoom seen ëtt la te kan mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani al Chériful Akbar maa ngi la dégg nga wax ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax na ni lépp li ngeen dégg ma wax ko natt leen ko ci balance charia su dëppook charia ngeen xam ni maa ko wax mais bu dëppwul ak charia ngeen xam ni waxuma ko waaw man léegi question yi ma lay posé soo bëggoon layal li Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax ni teg na moom ñaari dëggoom teg na ko ci bépp wulliyu yàlla ësël ba ëbët léegi yow bu ko gëmul tariqa ñëwoon ci yow ni la léegi layal ma loolu ci chariatul muhammadiyya yow loo koy wax loo koy wax nañu ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax na ni soo demee ci téere yi fekk ko fa soo déggee ci net bi diñ ko fa fekk ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani wax na ni am naa xeetu xam-xam yi yàlla def ci man yoo xam ne su ma ci révélé woon kon les plus grands connaissants mooy ñi nga xam ni ñoo gën a xam yàlla la wax
waaw wali yi gën a mag daañu daje ni nañu ma rey. waaye léegi kooku bu ñëwaatoon ci gëmul tariqa gëmul Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëw wax la ni la layalal ko loolu ci chariatul muhammad yi yow loo koy wax. Maodo wax na ni di nga toog ak nit di lekk guro fekk jamono boobu ngeen toog di lekk guro moom nekku fa fekk na jóge na ca bërëb ba ma nga ca barzaq di teeru taalibeem buy ñëw te yaa ngi toog moom di lekk guro te fekk nekkatu fa ma nga ca barzaq di teeru taalibeem buy ñëw léegi kooku bu ñëwee ni ne nga layal ko ci chariatul muhammadiya loo koy wax. Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si wax na ni di jàngale ci mbiru yonte yàlla Isa ba mu wax ni man gàddul naa ko suma mbuusam mu ni moom gàddul na ko mbuusam waaw kooku bu ñëwee ni la layal ma loolu ci chariatul muhammadiya loo koy wax. li ñu wax ci ngëneelu salaatul faatixi ak li ñuy wax ci réalité jawharatul kamal nga xam ni feeñul woon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ba Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ñëwee ci la jawharatul kamal ñëw ci la ñu indi lumière salaatul faatixi léegi kooku nga xam ne ñu ngi fi ni gàdd ci dëkk bi occupé réseaux sociaux yi di ŋàññ tariqa bi di ŋàññ salaatul faatixi di ŋàññ jawharatul kamal wax ni teguwul ci chariatul muhammadiya léegi kooku moom soo ko bëggoon layal indil ko ci dalil ci chariatul muhammadiya loo koy wax. Sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu gën góor nettali ni ma ñu koy wax Abdou Karim Ndiaye mu ne ñëw na fekk Sëriñ Babacar Si tëdd radiyallahu taala anhu mu ñëw mu ne ko Abdou Karim ma wuyu ko mu ne ko ku mënul nii ma tëddee nii nga tëddee nii fii ma tëddee nii nga tëddee nii di wax ak ña ca barzaq di wax ak ña ca aljana di wax ak ñi ci àdduna mu ni soo ko mënul soo lekkee addiya bu ëllëgee ñu fudd sa ndigg wax jooju noo koy lay yow ci chariatul muhammadiya. jamono Sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhu am na kenn ci njaboot gi ku mës génn àdduna ñu wax ni taalibe yi wax ni góor gi dañ ko gis mu taxawu taalibe boobu ba mu génne àdduna waaye ni mu ko taxawoo ci ñoom li ñu gis ñoom ci seen gisin ñoom dañu jàpp ni góor gi dafa doxalee noo xam ni sax xaw na jéggi sunna ci ñoom nuñ ko doon gisee ñoom. wax ji ñëw ba ci Cheikh Al Khalifa Cheikh Al Khalifa ni leen xool leen ba mu yàgg mu leen léegi-léegi bàyyi sunna doon sunna loolu boo ko bëggoon layal ci yaxu chariatul muhammadiya nooy def. kon mu mel ni li ma la bëggoon wax mooy mbir boo ko xamul ak boo xamul noo cay àttewoo ci chariatul muhammadiya boo ko tudd parce que Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ba muy wax loolu le il faut nga xam kii wax kan la mais comme que nag dañoo réere ñu ci bëri dañoo réere Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani kon ay kàddoom du ñu xam dëgg-dëgg tëneeru kàddu gi ak xaqiqa bi nekk ci kàddu gi. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani dafay xat mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay jëmm ji nga xam ni amul lenn luy émettre ci nubbuwa yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dem ci amal gi te du jaar ci jëmmi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif. amul benn station ci station yi yàlla amal amul benn espace ci espace yi yàlla amal te lumière yonent bi di fa agir lu dul ni lumière yonent bi buy agir ci espace yooyu ci lumière Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani la koy jaarale ndax mooy xatmiyaam kon mooy xatmiyaam ci chariatul muhammadiya mooy xatmiyaam ci xaqiqatul muhammadiya mooy xatmiyaam ci xaqiqatul ahmadiya ci station boo mënti jël boo fay xatmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën yaakaar ni kooku mën nga jóg rek dem jël kàddoom mën nga dem rek jël kàddoom comme ça comme ni ko ñenn ñi defee rek dem xool ci wàllu charia rek li ci téere yi wax rek nga bëgg ko ci atte moo tax ma ne xamu leen sax kuy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani ndax moom bu tuddee charia moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif la nga cee dégg mooy moom ni mu déggee charia amul mbindeef bu dul yonent bi bu ko déggee ni mu xamee chariatul muhammadiya amul mbindeef bu dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko déggee ndax dafay xat mi yonent bi amul lenn
lu ñuy tëbboo ci yonent bi ci wàllu chariatul muhammadiya lu dul jaar ci moom Seydi Ahmad Tijani Chérif kon waxuma la sax luy dellu ci wàllu xaqiqa kon ndax kooku mën nga tëb rek jël kàddoom rek ni waaw moo wax lii rek mën nga dem mën ko layal nii ci chariatul muhammadiya déjà balaa ngay jot ci kàddoom pour mën a dégg galañu kàddoom lan la pour mën dégg galañu kàddoom lan la ci ki nga xam ni moo doy doon xat mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam te il faut nga xam sax dëgg-dëgg yonent bi ci réalité lumière am pour nga xam dëgg-dëgg ki mën doon xat mi yaam mooy kan ak ki mën doon xat mi yaam mooy kan ndax Mawlana Cheikh Ahmad Tijani nga xam ni bu génnee benn kàddu su génnee benn kàddu boobu muy génnee ëmb na ci xam-xam loo xam ni bu àdduna bi yëpp sëggoon ci kàddu googu di ko jéem a jàngat duñ ko jeexal bu àdduna bi yëpp jéemoon sëgg ci benn kàddu bu Mawlana Cheikh Ahmad Tijani yëkkati daañu ci sóobu ba àddina tukki te du ñu jeexal kàddu gi kenn ku ci nekk nag fa ci sa dégg yam rek fa ngay yam ci kàddu googu kon kooku nan ngay mën a jël kàddu boobu di ko jéem a layal ci chariatul muhammadiya donc bu amee ñi ko donn loo tax Mawlana Cheikh Ahmad Tijani di am ñu ko donn jamono bu nekk di am ñi ko donn ñoo xam ni dañuy donn lumière am waaw lumière bi nga xam ne moom la leen di tëbb ngir ñoom ñu doxal donn gi ñu ko donn ci mën dégg texte yi ci mën xam xaqiiqa liy tegginam mën xam chariatul muhammadiya luy tegginam lenn lu ci nekk ci dund ñu xam tegginam mën ko delloo looloo taxoon waxu ay xalifaam mënoo ko àtte lu dul da ngay dellu ci ay xalifaam ñoom rek ñoo xamoon wax ji lañ ci jublu waaw ndax ñoo ko sañ ñoom waaw kon nag yow waruloo am fit bu toll ni taxaw di seede loo xam ne amuloo ci benn connaissance demuloo ci moom ba léegi toog ak moom wala sax nga dem ci kenn ci ay njabootam sax au moins ndax bu dee Dakar la am na njabootam yu fa nekk yoo xam ne def na ci ñoom loo war a mën a toog ak ñoom wax ñu indi la ci réponse yoo soxla te doo jar sax nga yegg ci Seydi Mouhamed El Cheikh waaw te boo demee sax ba doyloo woo ñooñu seen wax ak seen kaddu mais nga dem ba ci moom nday mbill ji su boobaa boo génnee wax la ngay wax daa am foo ko teg la ngay wax su boobaa daa am foo ko teg kon fa tabaarakallaahu ngir gis ni audio bi lañ ca bëggoon feeñal mooy rek delloowaat nit ñi ñu moytu ndiku seen bopp waaw ñu moytu ndiku seen bopp parce que lii tubaab di wax l'histoire retiendra te li ma waxoon démb moo ci nekk képp ku def vocal wax wala nga def vidéo wax ëllëg dinoon ko waxaat ndax ku amul sañ-sañu jël responsabilité ci biir Sénégal ci réew mi ñu nekk wax ni yaay xalifa Seydi Ahmad Tijani fii Nouril Azam te ba nga koy wax depuis 97 ba fii ñuy toog ak yow nga jël responsabilité ni Mawlana Cheikh Ahmad Tijani moo ma jox yàqazatan laa mën a man ci ba may am 14 ans def li muy def ci man ci tariqa bi ak lépp lu ci xam-xam ba noppi dénk ma mission waxloo ma ba 2075 ku mënul jël boobu responsabilité yow itam ca ña ngay waxal xanaa nga war a mën maandu ci ku mën wax ju mel ni soo ko gëmul sax xanaa diñ ci war a mën a maandu ndax 97 ak léegi yàgg na 97 ak léegi yàgg na te si ngeen ci mënoon dara kon depuis boobu ba léegi du fi yegsi kon nag fa tabarakallahu lii la ñu bëggoon indi ci réponse par rapport ak li nga xam ni ku ñuy wax Cheikh Ahmed Tijani Ndaw indi na ko mu nekkoon koo xam ne nag dafa am fañ ko doon xaaree comme niñ ko waxee ndax dañ ko doon suivre waaw dañ ko doon suivre ci lu bëri am lu ñu xaarul woon ci moom ndax mën naa comprendre ñi nga xam ni dañuy picc xoo di dugg ci réseaux sociaux yi di wax nga xam ni amuñu teggin xamuñu réalité xamuñu xaqiqa xamuñu sax charia gu mat ñuy dem di wax te amuñu teggin amuñu yar mën nañ ko comprendre koo xam ni dañuy wax ni oustaz nga wala ñu wax ni imam nga ñu wax ni am nga foo bokk wala am nga benn cër ñu yaakaar ni booy dem ba yëkkati kàddu kenn terewul kenn mu yëkkati kàddu kenn terewul kenn mu défendre l'islam bu dee yaakaar na ni
dañu porter atteinte à la dignité de l'islam waxuñu kenn bu mu défendre tariqa bi bu dee jàpp nañu dañu porter atteinte à la dignité de la tariqa mais lu mu ci mënti doon booy dem bay génne audio wala ngay génne vidéo na nekk loo xam ne saytu nga ko jël nga ci sa matukaay yépp ba noppi jël ci say responsabilité ba noppi dogam koy def tabarakallahu kon ñoo ngi jéggalu mbokk yi ci guddal bi yépp di sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu